ne dina ci bokk foofee ca Matam ab chavirement benn pirogue ca Nawal benn nit gisuñu ko ci jamono ji ñeenti nit rek génn nañu ci embarcation migrant benn convoyeur bu am ci lu toll fanweer ak juróom-ñett ci ay at ak juróom-ñetti nit yoo xam ne jàpp nañ leen foofee ca Ndar ci jamono ji ñi ngi ci garde à vue ci locaux commissariat bu ville bi syndicat bi ëmb travailleur bu administration fiscale ñoom nag déposé nañu benn préavis de grève ni ñooñu ngir rek ñu fexe ba li nga xam ne ay acquis lañ ñu amoon ko ci foncier wu staff bi ñu daal di koy jëmmal ñu war a taxawal benn mise en place su système répartition équitable bu fonds commun yi bu nu noppee lu yër as lëf biti réew laata ñuy yër as tàggat yaram as lëf laata ñuy ñaanalante xibaar yi daal di buur Cheikh Anta Gueye moo nekk ci machine bi soxna Fall ci kàddu gi dal leen jàmm. Bismillah, direction générale bu impôts et domaines syndicat travailleur bu nekk ci administration fiscale déposé nañu naka démb ci aljuma ji benn préavis de grève bu diirub benn weer ngir mu couvrir lu jëm ci 6 septembre ba le 6 octobre ci at mi la ñu naa di nekk travailleurs yi nag li ñuy exiger rek mooy fexe ñu maintenir ak yi nga xam ne amoon nañ ko ci foncier wu staff bi te it mise en place maanaam teg fa benn système répartition bu équitable du fonds commun yi gestionnaire équitable ak carrière agent yi mu bañ a am parloo ci seenu wàll. collectif ñoo lànk wax nañu ne fukki fan ci weeru septembre dinañu amal ab doxub ñaxtu ñoo lànk li nga xamante ni si moom mbébét seenu doxub ñaxtu googe wax nañu ne dundu gu cher gi ñu nemmeeku ci réew mi ci jamono ji démb ba ñuy janoo ak taskatu xibaar yi ñu bëgg rek askanu Sénégal ci rek élection yi la ñu dëgmal ñu sanctionné ñi nga xam ne ñoo leen teg métti wi li ñuy dund ci jamono ji Abdoul Aziz Sow. fayu jot na maa moom sama carte dina woteel sama kër mooy bàkk bu yees bu waa collectif ñoo lànk amal ci bile bàkk ñi leen namm nañ ci amal ay campagne de sensibilisation. balaa ngaa jéggaani di wax ak keneen sa waa kër mi nga xamante ni yàlla di jox lekk te boo ko amatul ñoom ñoo njëkk a sonn ñoom ñooñu nañu njëkk a am fulla teg fi koo xamante ni liñ koy wax dina ko dégg dina mën a def li nga xamante ni dina noppal askan wi. kuréel gi lee di naqarlu jafe-jafe yu askan wi dund jamono ji rawatina lu jëm ci yokkum njëgu yenn ci ay produits looloo waral sax ñoo lànk di xamle ni dina amal ab marche pacifique fukki fan ci weeru septembre ànd ceeg acteurs économiques yi lée dinañ dem ci bépp association consommateur dinañ waxtaan ak yow dinañ dem ci centrale syndicat yi ci syndicat yi ci sénégalais yi nga xamante ni ñoo ne ci biir kër yi suba dinañ ko tàmbali dem waxtaan ak ñi ñu war a waxtaan ak ñëpp ci centrale syndicat yëpp parce que benn ceeb bi la sénégalais yëpp di consommer benn suukar bi la sénégalais yëpp di consommer benn diwlin ji la sénégalais yëpp di conseiller. collectif ñoo lànk di sàkku ci jëwriñ ji gàllu njënd ak njaay bi muy amal saa su ne conseil national de la consommation. aywa Abdoul Aziz Sow waxtaane leneen ca Matam la ñuy wutali foofee ca Nawal bon chavirement pirogue dafa daal di am ci jamono ji ci ay xibaar ñu ñuy wax ni am na benn nit boo xam ne kenn gisu ko ñeenti nit nag génn nañu ci waxtu ni àddoo. immigration clandestine maanaam tukki gu jaaru yoon gi ku naroon a yóbbu ay doomu aadama jàpp nañ ko ca ndax foofee nag ngir ñu doon waaja rek embarqué ñu bari rek nekkoon ci gaawge gaal ñu jàpp ko gannaaw ba nga xamee ne fan yi la ñu génn rek foofee itam gisoon nañ fa gaal gu daal di suux moom itam doon yóbbu ay nit ca biti réew ba amoon na sax ay ñetti nit ñu ci ñàkkoon seen bakkan ak lu toll ci ñeent fukk ñoo xam ne kenn gisu leen ci jamono ji. mu mel ne li xewital bi Barça wala Barsaq dafa dikkaat gannaaw ba nga xamee ne gisoon nañu def benn pause waaye ci jamono ji ñu ngi koy déggaat ci biir réew bu Sénégal ki leen doon yóbbu nag ñu ni ab nappkat la am ci lu toll fanweer ak juróom-benn ci ay at jóge foofee ca quartier bu Guet Ndar moom ak juróom-ñetti yeneen nit jàpp nañu leen ci jamono ji ña nga ca commissaire central Mamadou Tendeng ñu nekk ci ab garde à vue ci commissariat bu ville bi. ci commune bu Patte d'Oie ñoom nag polémique daal dina fay juddu ci ni ñuy joxe récépissé yi ab problème jóge ci délocalisation wu commission wu sous-préfecture bi yóbbu ko ci cité des magistrats ay responsable yu APR daal di accuser maire bi ni dafa bëgg rek transférer ay électeurs ki nga xamante ni si mooy Makhtar Gueye moo ko dénk Alassane Baldé. ñun dañoo seetlu ni bi révision des listes électorales sur les listes électorales commencé ba léegi ñoo ngi koy def ci jàmm ak salaam fii ci sous préfecture bi. parce que dafa am ay cas de fraude yoo xam ne nii gars yi dañ koo bëgg a manigancer. pourquoi ce favoritisme benn quartier boo xam ne nii 2011 la judd amul sax 100 maisons amul 200 habitants
amul centre électoral ñu ne dañuy déplacer une commission pour ça. Il y a des vendeurs de cacahuètes ay jaaykatu ndaamaraas ay fleuristes yoo xam dañoo ne ci commune bi dëkkuñu fi gars yi délivré leen ay certificat de résidence ñu yor seen carte d'identité moo tax nag ñu ko comme que da ngay orchestrer une forfaiture ñun nous disons non advienne que pourra dañuy taxaw lal suñu bakkan ñu ko loolu du fi amee parce que processus électoral bi dafa commencé ba pare. Le maire Banna Diop adressé na ko un courrier dans ce sens kon c'est-à-dire que le maire ak le conseil de quartier ñoom ñoo bëgg déplacer la commission sous la responsabilité et ak la complicité de notre sous-préfet. aywa mi ngi noonu ci la ñuy desandi situation ba metti woon loolu nag démb ci suba ci commission bi yore luy jëm rek ci révision ci liste électorale ya nekk ci préfecture bu Ziguinchor militant yu Pastef yi daal di dut baaraamu tuuma benn responsable APR ñu ni dafa indi ay nit jële leen ci biir réew mi ngir ñu inscrire foofee ca Ziguinchor ba tax na ñoom ñëpp feesoon nañu dellu foofee ca préfecture bi dut nañu tam baaraamu tuuma maire bi ñu ne dafa nekk ci jamono ji di lëkkaloo ak waa APR yi ci loolee adjoint bi tey bu jeeju jàpp ni loolee dara rek daal ci taxaw Abdourahmane Diallo. as tuut situation bi dégénéré si suba si ca préfecture bu Ziguinchor. ay militants yu Pastef fi nga xamante ne ñu ngi accusé benn responsable politique bu APR nii mu ngi def naka sulu noonu ñoo envahir bureau bu commission bu yore wàllum révision sur les listes électorales. Doudou Ka moo convoyé ay bus de Diourbel Bignona fu nekk fu mu am partisan indi leen bëgg leen transfert fii nii ici à Ziguinchor. jege ñaale homme politique boobee di weddi yi les tuuma. non ça c'est pas vrai donc j'ai vu la famille de Doudou se déplacer venir s'inscrire. ak lu mënti am waa Pastef ñoom jàpp nañu ni li ni mel duñ ko bàyyi mu jàll. lu mu ko jaar ñun pare nañ ko. municipalité Ziguinchor moom it ñu tuumal ko ni dafa nekk en connivence ak boobee responsable politique ndax moom moo délivré ay certificat de résidence gan yooyee nekk di bindu ci commission bi. résidence c'est avec la complicité de la mairie ak les chefs de quartier. ñu interpellé ko ci question bi li adjoint maire bu Ziguinchor di weddi tuuma yi le. amuñu dara lu nga xam ne nañu reproché wu si dañu indi ay électeurs ñu nga xam ne ñu jógee feneen ñun mënuñu xam yow boo soxlee du man may déterminer sa kayit si sa quartier nga koy jëlee. Abdourahmane Diallo di jokkoo ak yéen ca Ziguinchor ngir Zik FM. jërëjëf Abdourahmane Diallo association bi ëmb professionnel de l'information et de la communication bu Ziguinchor ñoom nag dinañ déposer tey jile ci après-midi bi benn plainte ci kanamu procureur de la République ñu taxawaayu partie civile gannaaw agression verbale et physique des confrères muy correspondant wu des médias ci capitale du Sud ñu nekk victime avant-hier ca àllarba jële ñu génn ca gare routière bu Ziguinchor gannaaw yokkute ci wàllu rek ticket de voyage yi ca Ziguinchor foofee nga xam ni dafa mel ne président association professionnelle bi ëmb wàllu information ak communication ñu teewlu ci Mouhamed Tidiane Ndiaye moo ko dénk Simon Faye. alarba bi weesu ci gare routière ci garage bu Ziguinchor ay journalistes yu dégg ne ticket transport yi dañ koo yokk ba bëggee dem Dakar wala beneen gox ticket bi yokk na bañ demee ba sa bunt ba ñu ne du ngeen dugg loolu moo andi benn altercation benn xëccoo bu métti bañ jël journaliste menacé leen mais dafa mujj am ay jàppante bañ jël ay journaliste poñ leen xoj leen dóor leen sunu naataango sax bu di média teewal fi di média fii ci gox bi di Abdourahmane Diallo moom caméra am na loo xam ne daf si yàqu ba mënu si liggéey jamono yi waxee moo ñu métti ba nga xam ne ñun association des professionnels de l'information et de la communication du Ziguinchor dañoo def lu ñuy tuddee partie civile maanaam plaignant yooyu nga xam ne déposé nañ plainte muy 5 journalistes ci procureur ñun dañoo ànd ci plainte bi di leen xeexal li ñu bëgg mooy gendarmerie ubbi ci enquête bu leer nañ ba nga xam ne ñiy def yii ñu jaaral leen ci yoon loolu moo waral tànk yi ñu taxaw. Zik FM. leneen la ñu waxtaane ci biir réew mi dem ba Louga foofee nag service cardiologie bu hôpital Amadou Sakhir Mbaye dara doxatu fa appareil échocardiologie bi moo paan ci jamono ji boobaak léegi def na benn weer ba tax na ñi nga xam ne dañoo am ay feebar ci wàllu kër xamatuñu fu ñu leen di jëlee en charge ba loolu sax indi ay risque de décès waaye tam malade yu gën a rek yokkute seen ko jàngoro ba tax na askanoo fa dekk daal di yuuxu wàllu goo xam ne ngir ñu defaraatal leen ko Galay Sila la ñu fekk ci Louga.
hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye bu Louga daanaka weer a ngi nii amul machine bi ñuy duppee échographie cardiaque di jumtukaay boo xam ni bérébu fajukaay bu ko amul du mën a saytu benn yoon wér-gi-yaram waaju ci wàllu xol maanaam ay cardiaque ak yu na mel boobaak léegi nag malade yu bare yuy songu hôpital bi la te am jàngoro yu ni mel liste lañu leen tijjil ne dinañu leen woo saa yu machine bi jagee ñi ci amas tuut ñoom dañuy nit yi fay lu toll ci juróom-benn junni ngir ñu defal leen ko ñi seen loxo jotu seen ginnaaw moom dëkke onk ak it jàmbat lu tëw a dakk mel ni kuy janeer seen dee fu lu ko toll nag tey ci wàllu wér gi yaramu xol mooy région lëmm bu ñu naan benn cardiologue la am te machine bi ñu ne dafa yàqu sax bokkul ci yi gën ndax daa yàgg ba tax amul option yu gën a mujj askanu Louga ak li ko wër nag di xaar nguur gi jàpp ci wala jàmbaar ju ci dugal loxoom ngir ñu am machine bu yees boo xam ne li muy jar yeggul ci fukki million ak juróom Galaye Sylla Louga Zik FM. Galaye Sylla jërëjëf ñu dem wutali biti réew. xibaaru bitim réew. ca Mali lañu koy doore commissaire divisionnaire Omar Samake commandant force spéciale antiterroriste Forza ñu inculpé ko daal di koy incarcéré libéré ko gannaaw si loolee yépp ci diirub benn waxtu rek daka démb ci aljuma ji lu ñu ko toppee woon nag bokk na ci ak faat waaye tamit dóor goo xamante ni si moo ko tey justice malienne gi moo ko daal di tegoon yooyee daan ci cadre enquête boo xam ne ci répression meurtrière manifestation anti IBK yu juillet 2020 la daal di xewoon loolee defoon dizaine de morts maanaam fukki nit ñàkkoon nañ ci seen bakkan chef de la Forzat ñu placé ko sous mandat de dépôt incarcéré ko ci fule bi laata rek ñu koy bàyyi ci ay conditions yoo xam ne ci jamono ji leerul ci boppu nit ñi ci États-Unis la ñuy wutali président américain bi signé benn décret buy ordonné déclassification archive enquête du police fédérale ci attentat wu 11 septembre 2001 yooyee mu di ak ndogal woo xam ne ñëw na gannaaw benn ayubis ba nu commémoré attaque yu ni mel la ci Émirats arabes foofee uni annoncé nañu envoi avion boo xam ne ay aide médicale ak alimentaire urgence ci Afghanistan mu di premier vol humanitaire bu jëm ca dëkk boobee jóge foofee ci Arabes Unis depuis ñu commencé événement yooyee ministère bi ñu dénk wàllu affaires étrangères ci golfe bi Abu Dhabi mu ni yenn ci capitale yi nga xam ne ñoo gën a active ci sujet wu crise afghan gi loolee moo doon ak tënk ci wàllu xibaaru biti réew ñu ubbi beneen xët lay doon ci xibaaru tàggat yaram. Actu Sport ñu doore ko ak Afrobasket Sénégal gaynde ya ña nga war a daje tey jilee seen dëggante ak Côte d'Ivoire demi-finale lan war a daal di jongante muy ñaari équipe yoo xam ne xamante nañ ndaxte ñoom ñaar mas nañu daje atum 2013 Sénégal sax moo gagné woon ci wàllu demi-finale ñoom waa Côte d'Ivoire loolee xewee woon ca Abidjan moo tax match revanche lay doon ndaxte ñii di éléphant yi dañuy essayer rek daal di buteur ñi carte gi waaye ci jamono jooju Sénégal bi nga xam ne moom itam mbébétam mooy fexe ba gàddu ndam li ci Afrobasket bi lee dina def ay jéego gannaaw ba mu jugee ci demi-finale quart de finale bu compliqué ci digganteem ak Angola la daan doon beneen demi-finale bi war a dox ci diggante ñi di waa Cap-Vert ak Tunisie loolee 12h lay doon kon Sénégal 15h lay jongante digganteem ak Côte d'Ivoire kon loolee nga xam ne demi-finale atum 2017 Sénégal foofee la daal di yemoon ñu gis nag ci Afrobasket bi ñetti réew Afrique de l'Ouest daal di fay teew ci wàllu carré d'as bi mu di Cap-Vert Sénégal ak ñi di waa Côte d'Ivoire ñi di Tunisie képp moo leen daal di rax ci wàllu wu ni mel. ñu àddu ci lu jëm ci wàllu football Sénégal ña nga ca wàccaay ga ngir waajal ba tey seen diggante ak Congo ñaareelu bëccëgu éliminatoire jëm ci rek li nga xam ne mooy coupe du monde bi am ca Qatar 2022 ci la ñu daal di tollu gannaaw ba nu amee ndam bëccëg bu njëkk seen diggante ak Togo ñaari bal ci dara kon tey jilee bu 17h30 jotee gaynde yu Sénégal yi dinañu tàggatu ci stade bu Lat Dior waaye huis clos lay doon laata ëllëg ci dimanche ñuy dem wutali foofee ca Congo le 7 la ñuy jongante suñu diggante ak ñoom muy ñaareelu bëccëg bi. ci cadre exécution au plan programme quadriennal bi direction technique nationale ci football dina amal benn section de formation d'entraîneur bu licence CECAF premier degré ñu destiné ko entraîneur titulaire yi am licence D ci centre Jules François Bocandé bu Toubab Dialaw kon du 7 au 21 lañu koy daal di amal foofee ci centre bu Toubab Dialaw ci jamono jooju nag phase nationale yi ñi ngi koy wéyal kon gannaaw ba nga xamee ne door nañu ko ñu ngi koy wéyal ci wàllu nawetaan lañu daal di addu ci jamono jooju. waxtaane leneen ci xibaar yi ak Coupe du Sénégal quart de finale tey jile ci samedi bi stade
dina dalal Jaraaf de Dakar bu 16h jotee loolee ca stade Fodé Wade bu Saly lay daal di xewee kon ñu daal di wéyal lu jëm ci football ci local bi naka ëllëg ci dimanche bi 16h ba tey ñii di AS Pikine ak Etix ñoo ci war a laale altine Douane ak Casa Sport ñoom dinañu ci rek daje Jàmba ak Demba Diop programme wuñ ko ci jamono ji. kon loolee moo doon as lëf ci lu ñu mën a tënk ci wàllu rek tàggat yaram di leen jaajëfal Cheikh Anta Gaye bi jàpp woon ci wàllu technique bi Safiatou Ba Ndiaye bi jàpp ci technique bi ba jàpp ci wàllu réalisation bi ba mu daal di yemb ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme Zik FM 89.7 la rajo di Dakar.